turu comité de coordination bi nga xam ne moo àndandoo fas yéene taxaw ci lu mën a defar yooni dëkk bi waaye ci turu commission environnement bu Touba ca kanam waaye ci turu mbooleem membre yi Touba ca kanam te buñ ko waxee loolu sëñ Abibou nekk ca bopp ba sëñ Abdou Lahad mu sëñ Abibou ak sëñ Abdou Fatah Guèye muy kàddu yu nuyoo ak cant ak ngërëm ak ay leeral yu jëm ci liggéey bii nga xam ne yàlla dogal na ne li ci aju ci ab nos ak taxawu kuréel gi ko yor man lañ ca jiital kon nuyoo yooyu ak siyaar yi ñu ngi koy teg ci loxol sëñ Abibou Mbacke mu sëñ Fallilou mii di jëwriñ mu tegal nu ko ci loxol mbokkam yi mu fi nekkal sañ man cee ràññee Cheikh Mouhamadoul Bachir mi nga xam ne moo fi teewal Cheikh Mouhamadoul Mountakha waaye ak mbooleem autorités yi fi teew tañ man cee ràññee monsieur le maire mi nga xam ne niñ ko waxee ay casquette am bari na ndax maire la waaye taalibe la waaye mu jëm nag ci mbooleem mbokki taalibe yi ak jullit yi yëpp yi nekk ci réew mi te liggéey bi saf leen yitteel leen liñ ci indil ci leeral mooy commission environnement Touba ca kanam atum ren jii lañ ko sos biñ gisee ne liggéey bi day yàkkaliku te lépp dëkk bi moo tax a jóg Touba ca kanam gis nañ ne environnement lu ñuy def am na ca solo ñu sos commission environnement dénk ma ko ma ànd ko ñi ma ko àndal ci loolu ci lañ jógee ci koor gi commencé def ay étude xool ba xam lan lañ war a def ci lu jëm ci wàllu assainissement wu dëkk bi ndax commission environnement li mu lëng bari na am nañ ay projet ci wàllu mbalit mi am nañ ko ci wàllu naataangey dëkk bi reboisement waaye am nañ ko ci assainissement ak yeneen i volet waaye li ci gënoon a jàmp ngir nawet bi ak màggal gi moom lañ ci jiital kon mu jëm ci assainissement wu dëkk bi ban tànk lañ ciy taxawee ci lañ jógee nag def ay études di xool fan lañ ko war a mën a jaar ànd kook suñuy ingénieur ak suñu boroomi xam-xam associé ci yeneen i entreprise pour ñu indil ñu ay proposition ak ay solution ci li ñu bëgg a def lan la ci loolu bi ñu doxee ba def li ñu war a def ba pare ba jot rapport yi ba décider lan la ñuy jël pour def ko te loola mooy offre bi nga xam ne Touba ca kanam defal na ko boppam ndax booba amul bénéfice bu dee entreprise ku ci ne da ngay defar sa offre def sa main d'œuvre def sa matériel wut te loo cay am Touba ca kanam comme am nay ingénieur tam mën naa taxawul boppam mu choisir boobu bi mu ko choisiree mu ne coow wu dem Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba te li mooy lépp liggéey bi te ñu ngi koy ñaanal di ko sant di ko gërëm di wax ne moom moo gunge Touba ca kanam moo ko ñemeloo moo ko ñaanal ba fu mu yegg si tey jii moo ko fa yeggale te booba doonagul lii mu doon bañ ca demee fekk na mu joxoon ñi ndigalul lépp lu ngeen xalaat ci lu baax ànd naa ci ak yéen xanaa ngeen yëgal ma waaye lu ngeen xalaat rek jox naa leen ndigalul na ngeen ko def bañ demee leeral ko liñ bëgg a def mu rafetlu ko lool ñaanal ñu ci encouragé ñu bu baax comme ni mu ko baaxoo di defee ne ñu nag léegi kon doxal leen yabal ñu ci sëñ Bassum sëñ Abdou Khadir mi nga xam ne moo koy taxawul mbooleem liggéey yu aju ci yoon wi ak dëkk bi bañ demee sëñ Bass waxtaan ak moom it mu rafetlu ko sant ci gërëm ci indi ci ay xalaatam biñ ñu laajee ñu jox ko programme biñ teg techniquement ak lépp lu ci aju moom itam mu dolli ci ay xalaatam ci ne ngir gën a baaxal nañ ci associé ñi nga xam ne ñoo yoroon loolu ci dëkk bi muy lu jëm ci wàllu tali yi ak lu jëm ci wàllu réseau assainissement bi nga xam ne nii moo fi newoon ci la organiser waat benn rencontre woo waa Ageroute ak Enancine woo waa ONAS ñu yebal seen responsable ñu ñëw toog ci kanamam ñu waxtaan ñu won leen liñ bëgg a def ñu apprécier ko wane ni nii baax na indi ci seen i xalaat waaye yemuñ ci ñu jëlee foofa kon benn collaboration boo xam dañ koo war a wéyal ngir techniquement ak li ñu proposé ñoom ñu indi ci seen i xalaat ñu àndaat de organiser ñu jóge fa kon dem ci monsieur le maire mi nga xam ne moom la sëñ bi dénk dëkk bi bañ demee waxtaan ak moom fekk amoon nañ ay xalaat ba doon ci wéy ba woowoon ci Touba ca kanam bañ commencé woon di xalaat moom itam bañ demee wax ak moom mu rafetlu lañ xalaat ñu gën a dëgëral suñu collaboration mu jël ay engagement yooyu bokkoon na ca 5000 litres yu mu tëdd ci ne commune bi dana ko joxe ak itam moom ci boppam en tant que maire matériel logistique am bi entreprise am lépp luñ ci soxla lam ca mën a jàppe dana ko ci jàppe loolu engagé woon na ko lu jiitu tey muy engagé waat engagement yu bees yi mu jël kon moom itam ñu ngi koy sant di ko gërëm ndax bokk na ca collaboration bañ amoon ñun dañuy defar loo xam ni dañuy wéy di fi nekk kenn dootu ko fi jële bu ko yàlla dogalee loolu lañ bëgg a def loolu tax na ànd naag liggéey bu yaatu ndax nawet baa ngi ñëw day taw fi ñuy war a defar mooy fi nga xam ne ndox mi daf fiy taa
maire ak collaboration ak ñi nga xam ne ñoom la ko seqal muy autorités yi ak waa état bi ci direction bi nga xam ne ñooy wàllu inondation yi ñu jël programme ak sapeur pompier ci fépp foo xam ne nii ndox mi dafa taa su boobaa ñoom danañ ñëw daal di koy vider mairie dana fa wàcce courant sapeur pompier indi ay pompe ñu jëlee fa ndox ma ngir ñun ñu mën a liggéey loolu bokk na suñu collaboration yemu ci léegi waaye jëlaat na fii ay engagement wax ne commune bi dana ci def 30 millions dana nu jox personnel bi nga xam ne moo ne ci wàllu assainissement bi mu ànd ak noonu kon loolu noo ko déggandoo ñu ngi ciy sant di gërëm di ko rafetlu di wéyal rek li nga xam ne ni kon moom lañ fas yéenee liggéey di wax ne études yi def nañ ko ba pare dëkk bi rëy na liñ ci war a def bari na ci assainissement dañoo jukki li nga xam ne moo ci gën a jàmp ginnaaw bu ñu wëree ba xool ne lii moo gën a urgence rawatina libéré yoon yi te loolu tàmbulee ci fii ci station Shell bi ak fële ci buntu maire yi ba te maire wax ne jërut ñu koy laal ndax pare nañ pour defar ko ak fu mel ni tokkooru sëñ Cheikh ba ak yu ni mel ba mu mat 20 sites yi ñu jàpp ne moo gën a ñor ñu fas ko yéenee tàmbulee am na ay tali yoo xam ne yoon wi daf koy nangu yemul ci ay tali waaye am na ay mbedd 30 yu mag yoo xam ne amul tali waaye na muy méttee ëpp na ndox bu nawet bi xasee ubbi kenn dootu fa mën a jaar te mbedd yu am solo la ci dëkk bi nekk ni ki 30 ba la nga xam ne moo nekk ci kër Sëñ Ñaan Diop lañ ciy joxe comme témoin ak 30 Sexaw ga amul tali waaye ndox mi dafa koy nangu am na it ay tali yoo xam ne dafa yàquin wu doy waar woo xam ne mën naa indi ay loraange ni ki yoonu Daaru Rahman ci station bi foofu amul problème ndox waaye tali ba oto mën na faa daanu bis bu set te ay ji yaa nga fay am ndax nam daggee moo yéeme loolu bokk na ci sunub liggéey bokk na ci itam yi ni mel kon lu mel ni noonu ñu ko waxee ay tali yoo xam ne dafa dagg ak ay gris avaloir yoo xam ne dañ koo defoon ci kaw tali bi te mu yàqu oto mën faa surux ay nit mën faa surux mu mën a indi ay loraange loolu yëpp biñ ko xoolee jàppoon nañ koo boole ci sunub liggéey ni ki loolu ñu ngi koy wéyal waaye collaboration bi ñu am ak waa AGEROUTE nee nañ ñoom lu aju ci tali nee nañ ñu bàyyee leen ko danañ ko doxal nee nañ leen nag bàyyi gi mooy commencé feneen kon di leen déglu suñu yeggee foofu te defaru leen ko incha allah danañ ko defar ndax loolu la ñu waxanteeg sëñ bi te loolu lañ fas yéenee def lu jëm ci loolu itam giri avaloir yi nga xam ne nit mën na cee surux ni ki ñaari étage misaal la ci tali bii jaar ci ginnaaw ko sëñ Mbàkke Madina misaal la ci gaar bu ndaw fu ci ne ay tali la woon yu ñu defar def ci fu ndox miy jaar tam yàqu loolu ci liggéey bi la AGEROUTE jël na ay engagement ci ne dina ko defar waaye ci anam gi buñ ko dégloo ba yegg ca buñ ko defarut incha allah dañ ko defar ndax loolu la ñu waxanteeg sëñ bi kon daal liggéey bi ci tënk loolu la ñuy fas nañ yéene it ni ñu ko waxee environnement yaatu na pompe dëkk bi pare nañ ci incha allah waroon naa tàmbali semaine bii jiitu tabaski gi waaye lii moo xaw a jàmp waaye incha allah semaine bii di ñëw danañ ko engagé kon li ñu war a def bari na waaye li concerné jëmmi lii ñuy def di ko tàmbali tey rek ci la ñuy wax bu ko defee ci loolu nag la ñuy waxee ne kon ñi ngi sant ñëpp waaye cant gi ñi ngi ciy jiital waa Touba ca kanam mooy murit yi dégg woote bi ñu engagé fas yéene weer wu dee ñu joxe 1000 francs moo xam par ñaar fukk lañ koy def moo xam par fukki dërëm moo xam lu mën a doon ñooñu ñoo am mérite bi parce que moo tax Touba ca kanam ñemee dem bay engagé lu jëm ci projet bu toll nii bu dul woon loolu duñ ko xalaat kon ñooñu la ñuy sant jiital leen ci cant gi su demee ba njëkkati lu mel nii am ñuy engagé 1 million ñii engagé 100 000 ñii engagé 2 millions ñii 3 ñii 5 millions ñii 10 ñii 50 millions ba am démb ku engagé 280 millions ñooñu nga xam ne ñoo tàmbali liggéey bi te ne ci way ci deng bu dégg bëccëg suba ngoon te gën cee ràññeet li jigéen ñi ñu teg seen loxo seen nuyoo ak seen i cant ci loxol soxna Bintu Mbàkke Sëñ Abibu mi ko jiite ak ñam ko àndal ñëpp ñooñu ñoo am mérite bi kon képp ku wuy si rek ci kaw ñooñu nga wuy si kon ñu ngi leen sant di leen gërëm di leen ñaanal ndimbal ak tawfeex ak mbooleem ku ci participer di wax ne nañ wéyal liggéey bi ci kaw nu mu gën a baaxee liggéey bi soxla na xam-xam soxla na alal soxla na matériel lu ci ne liñ ci soxla doyut ndax lii dañ koy tàmbali waaye bu ñu amee lañ bëgg dañuy enchaîner du ñu taxaw incha allah ba defar assainissement wu dëkk bi nga xam nañ ne Sëñ Touba attan na ko ci loolu la ñuy waxee ne kon képp koo xam ne participation ñaar fukki dërëm nga am ñu ngi koy tàmbalee di la ko sant di la ko gërëm di indi loo xam ne xewoon na ci jamonoy sëriñ bi ci ku ñuy wax sëriñ ma Siise Ndongo dafa ñëw ci sëriñ bi ak bëggam sëriñ bi tax mu ne ko damaa bëgg nga dimbalee ma foo jëm yóbbaale ma lay lala sa der bi ndax mu di ko gis ndax ñoom gis sëñ bi fa mu leen doon yegg dara mënu leen faa yegg bi mu ko ñaanee sëriñ bi xamal ko ne am nga ndigalul des fi wala fu la soob te ne fa te nekk fa ndigal ndax lépp lu koo xam ne nii ne ci man ak ne fi man bokkul ak ne ci sa bopp daal di cee wax yam ci wax sëñ Moussa Ka wax na ko wax ne ku ne ci sa bopp ñu balaak sa bopp ku ne ci man mu yor la yor sa lépp ku ne ci moom ngir koom maag zahir la mu bàyyee la yooya ku ne ci boppam mu yoral la sa lépp adduna ak àlaxira ca loola ba mu waxee loola sëñ Siise Ndongo sëñ Siise dafa wéy dem kon ca ndigalul sëñ bi fas yéenee dem bay yóbbu addiya ba mu engagé loola nekk ca liggéey booba nekk ca fekk sëriñ bi bàyyi ko fi kon daal di dem gànnaar ndax Daaru Marnaan la engagé loolu sëñ bi nag bàyyi ko fi dem gànnaar ba mu demee ne fa ab diir sëñ Siise Ndongo dugg ci àll bi engagé dem di bay
ba mu mbay ma sotti amul lu nul benn dërëm ca mbay ma mu xam ne yàllaa ko dogal ca at ma mu daal di jël dërëm ba yóbbu gànnaar ngir yóti ko sëñ Touba addiya ba mu demee ba muy gis sëriñ bi ma koy recevoir mu daje fa ak ndaw loo xam ne Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine moo ko yónni jox ko junni mu indi addiya jum doon indi ci sëriñ bi ba mu ñëwee sëriñ bi recevoir andoo leen ñu joxeendoo seen i addiya sëriñ bi wax ne junnib Cheikh Ibrahima Fall mii dërëmub sëñ Massissa Ndongo bii lay seerees ndax ñoo bokk yéene kon ñu xam ne yéene ak pas-pas mooy liggéey bi te 1000 francs yi ñuy woote bu ci ñëpp woyee luñ bëgg danañ ko am kon buñ tollee fii duñ laajaat lu jëm ci engagement yi li ko Abdou Fatah waxee ci 7% lañ toll ci projet bi nga xam ne ni am nañ ko li ñu yor lépp suñ ko jugaloon ci assainissement bi du doy looloo tax ñu woote jaayante bi kon nañ way ci loolu te ñëpp way ci te nekk ci te dañuy continuer incha allahu noonu lañ ko waxee kon bu ko defee ñu xam ne kon la ñuy def jër ta xeeb nañ ci way deng te wéyal ko te xam ne Pastef bi moo ci am solo ngir wax ne sëriñ bi wax na ne lépp lu ko waay yéene dërëm bu ko waay junni yéene moom dana ko ful ay junni mu dëppoog lay alxuraan wax ne képp koo xam ne nii ji nga aw fepp ci yàlla bu jebbee dana doon aw gub woo xam ne nii ay junni fepp a ca nekk ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.